mbooloo ku leen jiite ñu wax la lu neex wax la lu naqari boo bëggee falu da ngay am soppee journaliste yëpp say soppe la ñuy doon mais boo faloo gendarme police yi ñooy say soppee te ñoom ñëpp la nag muy Abdoulaye Wade muy Macky Sall ak kii remplacé Macky Sall ñoo yem. Kër Massar maa ko moom erreur la. à part affaire kan moo fi amoon doole. Sonko bu ñu nee Moussa Mbengue candidat la Assome Diatta candidat la Diouf sax am na yenn candidat kon kay xanaa président buy ñëw tey mbëbës ma am invitation. benn boo ko yaakaar sax man waxuma ay waxam. li ñuy wax naan. kon boo nekkee ministre kon nga séntu ex ministre Mansour Faye lim def jaral ma sama bàyyi syndicat maa ngi audio yëpp yi ma la wax maa ngi audio yi ba léegi société civile mooy lan société ñun bokku ci benn parti Macky Sall recevoir na ma lenn la wax rek lu ma mitti ba léegi policier gendarmerie këyit bu weex la ñu monté attestation tant que maa ngi uyoo secrétaire général du ma doon délégué quartier du ma doon chef de village du ma doon imam ay nafiq ñoo ci xam nga nafiq mooy wax nit ki loo xam ne doo ko def. asalaamaaleykum waa mbokku Sénégal mbokku internautes yi ñu ngi leen di dalal ci seen chaîne d'information générale Siweul Sénégal TV tey ñu ngi fii ci Kër Massar aujourd'hui c'est le 24 juin 2021 ñu ñëw seet si benn koo xam ne mën nañu wax ne sax dootuñu ko présenté mooy monsieur Gora Khouma. donc tout d'abord ñu ngi bàyyi monsieur Gora Khouma mu présenté wu pour ñi nga xamante ne xamuñ la au fond. Bismillah. Voilà, merci. maa ngi nuyu permis de conduire di nuyu carte grise nuyu emprunté yëpp nga xam ne ñoo yore maa yore seen ñooy ma mandaté. lu tax nga ne carte grise ak permis de conduire. waaw carte grise c'est les conducteurs permis mooy c'est les conducteurs les travailleurs carte grise c'est le patronat emprunté yi mooy les futurs chauffeurs ñooñu c'est les acteurs routiers. kon boo may wax ci turu transport war naa wax ci permis war naa wax ci carte grise mais war naa ci les futurs chauffeurs demain yi muy emprunté tey jii ñooñu ñoo mandaté maa ngi tudd Gora Khouma di secrétaire général union des routiers du Sénégal bokk ci centrale CNTS bi Mody Guiro jiite en même temps maay coordinateur ITEF la fédération des ouvriers de transport bi nga xam ne c'est une organisation mondiale bu gérer les 4 transports. Le transport aérien, le transport maritime, le transport ferroviaire et le transport routier nga xam ne le grand siège c'est à Londres moo am benn siège boo xam ne bi mi ngi ko def Afrique Abidjan yàlla def na man mii maay le coordonnateur ici au Sénégal bokk ci bureau exécutif aussi bu transport urbain mondial di vice-président de la CESCRAO aussi la confédération des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest siège bi mi ngi Abidjan suñu récépissé CEDEAO moo ñu ko jox man maay vice-président bi di tamit doomu sénégalais di yëngutu ci wàllu transport am ci cër en même temps gare routière Kër Massar aussi man maay président bi. président de la République ñëw na Kër Massar en tant que responsable ban jàngat nga ci am tout d'abord est-ce que Kër Massar nga dëkk donte fii ngay liggéeyee. man Niakhar bi la juddoo fi la yaroo. Niakhar. sës si Kër Massar. waaw kon yow Kër Massar école. non benn la ñu wax ñoo bokk suuf. ñoo bokk suuf waaw. école Kër Massar sax jàng naa ci. donc président de la République ñëw na tey Kër Massar fële ci Mbëbës pour inauguration ou pose première pierre parce que dafa am lu mu bëgg a liggéey ci biir Mbëbës ban impression la def en tant que habitant de Kër Massar et responsable syndical ci Kër Massar. man bala maa ñëw sax ci activité bi président di mébét pour Mbëbës damay rafetlu lu mu def ci Kër Massar bi mu érigé en département. tout à fait. ndax loolu ala mbégte bu yaatoo waxoon na ko ñi gëm ñi bañ a gëm mu confirmer ko. yow gëmoon nga ko. waaw gëmoon naa ko te que Kër Massar mérité na ko te président yaakaar naa ne ak suivant les renseignements généraux du tëb rek daal ne Kër Massar dinaa ko def département te amu ci information bu solide mu def ko du ko. yow dès que mu wax ko rek gëm nga ne. gëm naa ko parce que du ko tëb warul en tout cas waru ko bu ko defee tamit bu fekkee dafay def loo xam ne day tëb di ko wax noonu rek du cëru président dafa war a réunir toutes les informations utiles waxuma nanoo utile mais utile ba nga xam ne lii mën nga ci basé wu pour def dara kon bu ne Kër Massar dinaa ko ériger en département gis na potentialité Kër Massar mën na kaa doon te moom du ma moo ko war a xool dañ ko kaa war a jox kon gëmoon naa ko ñii nag tamit du am tamit
dañoo nekk seen raison. parce que sóoraale ñu ko woon mu confirmé ko. ok loolu muy benn. bi ki des muy autopont bi. Kër Massar ku nekk xam na ne dafa yaatu ginnaaw. Tivaouane Peulh ci Kër Massar la bokk. Lac Rose ci Kër Massar la bokk. Malika ci Kër Massar la bokk boo dégg ma ne ci Kër Massar la bokk ginnaaw gi mooy yaatu li fiy jaar ci oto ñëpp dëkkuñu Kër Massar dañuy traversé pour dem Kër Massar. Carrefour la kon lépp moo rafet maanaam gare routière bii CETUD nee na dinañ ko def gare routière moderne kon fii war na am gare routière moderne war na am ay cimetière war na am yooyu yëpp te bu département amul loolu du yow mais comme département am na nag lépp dina fi am infrastructure yëpp dina fi am loolu bokk na ci ñoo xam ne ñun ñii doomi Kër Massar buñ def lu kontaan ci nit ñi nag il faut ñu xam-xamee góor xuma bu ñu ko gis Kër Massar rek ñu jàpp ne benn waay bu fu jënd terrain rek la dëkk fi ñi fi jël terrain fi lañ dëkk waaw nag man na damaa am loolu ba pare dëkkaat fi sa cosaan la waaw dëkkaat fi kon am naa fi kaddu am naa kaddu feneen loolu bokk na ci li ma neex ci dogal yu jóge ci président ndax gare routière bi président Abdoulaye Wade à l'époque avec Modou Diagne Fada ministre de l'environnement moo ko joxoon ndigal pour ñu def fi gare routière parce que fii de forêt classée la Modou Diagne Fada à l'époque en 2006 moom moo ñu ko may portion boobu pour nekk gare routière mais surtout nee nañu président joxe na ndigal ne nañ ko def gare routière moderne kooku tamit dafa baax ci ñun mais dafa baax ci population bi autopont bi dafa nekk loo xam ne dafa décanté situation yi bare moo tax li moo déggee koy wax naa Kër Massar dama nañ muñ situation bi c'est des travaux pour 18 mois qu'on le consomme cette souffrance parce que après bis bu ñu ko inauguré les gens vont oublier la souffrance te Kër Massar dina gën a am émergence encore parce que da nga doon jógee Dakar tu fais 15 minutes ba 10 minutes de parcours nga ñëw diggante forêt bi ak Kër Massar le rond-point rek tu mettras 15 lu ëpp 15 minutes le temps de parcours Dakar ba Kër Massar nga defaat ko ci diggante bu gàtt parce que oto mënul dem oto mënul ñëw donc c'est un gros financement mais jaral loolu bokkoon na ci li nga xam ne kontaan nañ Kër Massar aussi dafa yaatu ci biir on a une gare routière mais aussi am nañu des têtes de ligne oto yi nga fi jóge fii dem Kër Alaaji Paate jóge fii dem Jaxaay jóge fii dem Malika jóge fii dem Ñàkkorop dem Tivaouane Peulh yooyu c'est des relais ñooy indi fii lii gare routière bi yóbbu Dakar bu terre bi pare aussi la même chose les relais vont continuer faire le travail pour alimenter gare terre bi bu defee Kër Massar sera soulagé loolu moom bokk na ci li nga xam ne tey jii bala maa wax sax président la muy def mëbës mais dafa amul def Kër Massar ba pare. donc parce que sax def na nomination un nouveau préfet. bu Kër Massar waaw donc ça veut dire que mi ngi tegu quoi. mi ngi tegu moom fondation bi taxawal nañ ko. waaw fi ne saa bu ñu xëyee rek lu yokk lañu def mais fondation bi nag moo jafe woon muy signature bi wala na validé nañu pour Kër Massar nekk département loolu c'est la fondation léegi saa bu xuur nag préfet boobu ci tabax bi la bokk. insécurité bi bari na seen. insécurité nag moo joxal fii ñëpp. moo jaaxal ñëpp Kër Massar. dafa am lu may gis fii nag du ma ci ànd mukk. mooy boo koy chaque jour. Kër Massar day nekk ci souffrance yu gara da nga jékki rek ñu indi fii lu mat 6 camions gendarme en uniforme ñëpp taxaw fi pour man régler wuñu tous. ah non man maa ko wax. gendarmerie sécurité non dama ne pour man régler wuñu dara. ndax gendarme fi mu taxaw ak tëneem bi da koy sori demul de mais da kaa sori nga 6 camions yooyu bu ñu ko defoon ñëpp ay gendarme civil en civil 6 camions yooyu ñu sarti en uniforme bu ñu ko sartewaatoon ay gendarme en civil tas leen ci biir Kër Massar mooy si pour. mais est-ce que ndax xam nga mooy si pour ñooñu duñu leen xam duñu leen ndaw. est-ce que amuloo. non dama ne bu amee nombre bi eggut fii ñu indi fii ay tenues ndax li ma fiy gis léeg-léeg ci ay gendarme bu nga kon ñoom ñëpp ay civil la ñu woon kon du demee nii mais boo nekk boo jëlee camion gendarmerie garé ko soo sa tenue ban wuyu moo lay jigéen ñëpp dañuy dem seen yoon jamono boobu yëpp du am dara nga yaakaar ne yow sécurité ngi nit ñi nga taalaat sa oto nga dem ils vont revenir par contre nañ fi sutti 100 personnes. ay civils j'ai des gendarmes civils wàcc leen fi du am oto bu fu gaare nañ dem seen yoon woyu xàmmewul civil foofu la ñu mën a jàpp ñun ñëpp te fii la fi nekk dafa ëpp sàcc booy wër ñëwal Kër Massar population bi sonn nañu mais fekkee na ne yow bu dee ay gendarme civil la gi fi tamit maanaam xeex bi mënuñu ko matale
man gisuma naa ne xeex mënut li tax xeex mënuñoo matale saa ma yeewoo gis fii lu ma jaaxal te ni ma gisee li ma jaaxal noonu la kenn gisee lu ko jaaxal kon gendarmerie civil yooyu bu dee ñu ngi fi tamit seen liggéey xam naa lañ ci bëgg amaguñ ko mais man jàpp naa ne bu ñu defoon benn renfort fii bi ci war dinañ jàpp ñu bari te bu leen jàppee tamit ñu denc leen fañ leen war a denc. d'accord mais jàppal leen li bu ma rek wàccee tamit. donc daal suñ ko comprendre ci wàllu Kër Massar insécurité bi fi am moo amoon buur moo amoon xurumbuki moo amoon kolabaan moo amoon lépp gétoo yëpp moo ñëwaat Kër Massar te Kër Massar nit ñu baax a ngi fi di mener seen activité mais ñeneen ñoo di leen ko empêché et surtout nag les élèves di wàcc di jël oto. ñoo gën a sonn. dañoo sonn mu am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen fi bàyyi ñuy uyoo ci turu diine di karne ñi di leen téye force di leen laaj xaalis te ñu uyoo turu diine ñooñu bokk nañ aussi ci ñi fat Kër Massar surtout jigéen ñi ëpp problème ñëpp ndax dañ naan niib ci loxo na la joxeel ma ñaanal la te ñooñu bu ñu bëggee mucc na leen di jox te lu waru demee noonu man gëm naa ne ni santu leen ko ñoo ko sant seen bopp loolu bokk na ci agression te day autorité dañu kaa war a gis jëlal fi ñoom ñëpp dama ne fii ñu baax ngi fi di dem ak ñëw dañu war a protéger. léegi donc ñu ñëw ci visite Kër Massar bi tey du président son excellence monsieur Macky Sall alors naka ko gisee tey précisément tey. waaw te rafetlu naa ko tamit ndax daa wër fu nekk mu jël fay engagement kon war naa ñëw fii jël fay engagement. mais mbëbës bii tey bu demee c'est vrai est-ce que sentiruloo benn déstabilisation peut-être bu mu def ci Kër Massar. xam nga mbëbës ñun bay nekkee xale yu tuuti daa lañ fa dem di fori meew 8 ans daa lañ dem mbëbës du gan mbëbës lu yàgg la mais dafa amul organisation gisal li leen fii bomb la bomb moo fa nekk mbëbës la fa nekk bomb la xaw ma nag lu ko président mën a defee ba désamorcer bomb bi. parce que dëkk la de foofu dëkk la de. dama ne bomb baa fa nekk mbëbës la fay dem contrôlé wuñ ko lañ fay tuur contrôlé wuñ ko la fay jóge aussi contrôlé wuñ ko mbëbës dafa am lu ñu fay yóbbu di am lu ñu fay jëlee maanaam place la boo xam ne bi rek bu la neexee tuur bu la neexee tibb yóbbu. comme neex tey jii góor ko bu ko neexoon tey jii rek nekk fa ku fay liggéey ndax kenn ku nekk yaa yëri sa bopp. te ab dëkk day am dépôt mais dépôt bi lañu war a organiser. am na ñoo xam fi lañ dëkk dafa nekk. mais ñoo fa bàyyi seen bopp. bis nag bis lay xaar. mbëbës mii bis lay xaar ñun ñaa ngi feebar ña fa nekk dañuy feebar ñi nekk ci environnement bi dañuy feebar amul benn sécurité. ok donc président xam naa dina dégg message bi incha allah y a un travail bu ko jiitu bu ñu ko war a def léegi gis nañ aussi que def na ko département ñu ñëw ci département boobu mu am ay bu ñu nee département dañuy wax ay commune ku wax département bu bees convoitise am na ñëpp a koy bëgg. nit ñaa ngi commencé di jóg par ci par là. y a Moustapha Mbengue honorable député bu fi nekk y a ministre Moustapha Assom Diatta bu fi nekk aussi mi ngi commencé ay yëngatoo. yaa ñu ngi dégg daal benn. donc yow ban jàngat bu gàtt rek nga am ci situation politique bu bees bi nga xam ni équation politique bi nga xamante ne dina am biir Kër Massar département bu bees ku nekk bëgg a nekk le premier maire du département de Kër Massar yow ban appréhension ban jàngat nga ci am ak ban lan nga ciy séntu yow. waaw xam nga jàngat bi ma ci am mooy li ma jëkk a wax am na ñu fi ñëw seet si dama leen àndale nag dal moo ñu ci mën a génnee mais créé nañu département rek. kenn ku nekk jóg. na maay nekk premier maire xeex ñu ku nekk am nga droit xeex pour falu mais nañ ànd ak dal te xam ne bi ñu tuddulee département ci loolu ci lan nga nekkoon ci population bi kenn ku nekk jóg léegi soo daal leen damay politique bi mu nekkulee département ci lan nga nekkoon te loo gis apprentissage da cee baax bu ñu tuddulee département loola ci loolu nga waroon nekk pour luy soxali Kër Massar ba département fekk la fi mais bari na actuellement tey koy wax département bi ñu tudd moo tax nga ciy wax parce que avantage yi ci am la mais ba muy nekk commune simple pauvre commune ñu bari intéressé wuñu ci woon léegi nag département la kon kenn ku nekk war naa jóg te Kër Massar wuru daxe doon fii lu fooy sa wërsëg da nga jël surtout nag ñu bokk parti man damay wax ne ñi bokk parti moo xam opposition la war nañu organiser wu mais ñi nekk au pouvoir tamit war nañu organiser wu
organiser wu mooy lan nañ arrêté bëgg-bëgg yi nga xam ne ñoo bokk leen luñ bëgg nañ waxtaan. Moustapha Mbengue suñu honorable député monsieur le maire moom ak Assome Diatta ñoo bokk parti. voilà ba pare nag kenn ku tibb sa morom tànk. te aussi à part loolu même Darou Misset ñu fi nekkoon amoon na ay ponkal ay ndaanaan yu nekkoon biir Kër Massar avant bi mu nekk commune ñoom ñëpp parti APR lañ nekk donc APR xeex bi dina metti fii xëccoo bi. waaw xam nga APR moom dañoo am cat. dañoo am cat. cat bu rëy moo nekk APR. mooy lan. maanaam organisation bi moo ci amut kenn du dara. yow PDS nga ba tey wala yaa ngi APR léegi. non dafa am loo xam ne lii man PDS laa bu saf-saf mais. keroog ba bureau ootee ci déglu Ablaye Faye maire parti bi ñu xëy na ma dàq nañ ma conseil discipline te def mu leen waxuma leen lu ma sa am tamit dama ko doon defante ak Ablaye Wade ñu xëy dàq ma ci lan Ablaye Wade ootee woon na mairie fii Almadi yàlla def ma am fa kaddu ñu jox ma fa kaddu la ma wax Souleymane Ndéné Ndiaye premier ministre moo jëkk joxe instruction le ministre des transports Nafi Diouf Ngom mooy femme bi fi nekkoon te doon raser bopp bi. waaw. benn mission bu ñu doon def Mauritanie munoo premier ministre ne la mootoo demati comme da ngay xeex parti bi léegi bu la kenn recevorati. te defoo leen waxoon. man la ma fa wax dama ne président ñëpp xam nañ yaa ngi liggéey ba pare yaa ëpp noonu ñëpp parce que si ministre yi ñoo liggéeyul benn ministre liggéeyu ci. loolu kay def nga leen wax. non ministre bu ñu liggéeyoon ba ci Macky Sall gis nga ministre bi bu ñu liggéeyoon. kenn ku la nga war def nga def ko. nit ñi soxla wuñu président. donc yow lan mooy organiser problème d'organisation bu. waaw xam nga loolu ayub ma yaakaaroon ne moom mi bu nekk premier ministre. bu waxee loolu dafa doon jàll sama wooman na ma lan moo tax ma wax ko lii ci moom laay jëkk na ko liggéeyoo diw liggéey référé leen mais ñu jël ko def ko si wàllu bataay ci lu ñàkk fayda loolu ñu xëy oote ma présidence ne ma léegi bis ni ki tey léegi parti te remercie te def ma leen waxuma leen. Wade bu ñu ko yëgee. man maa dem ci madame Mbaye mooy assistant président man maa soxla président ndax amoon naa fa accès nag mu ne ma président day xaar ma xool dugg na président ne mënu laa recevoir ma dem ci maire bi Viviane moom recevoir na ma ci même jour bi ma dàqee pourtant gis nga jour ma génnee di wàcc escalier xeex naa fa ak benn politicien xeex dana ma waru foon ñëw te pourtant politicien boobu léegi mu ngi biir APR di fecce ka tëba ka daanu. waroo fi woon ñëw genre tu n'as pas ta place ici. voilà ba benn adjudant bu ñuy wax benn genre adjudant Mbengue moo ñu atte muy saaga Macky Sall lu ko neex te jëmm jooju maa ngi gis léegi ci biir photo yu APR ya ci wetu Macky Sall wax lu nekk ñuy wax ko def boo tax man nit ñi gëmuñu dara man bu ma sañoon du ma génn PDS ba dem seeti Viviane ba ma ñëwee toogu ma dafa taxaw ma taxaw mu ne bu dee problème social moo tax nga ñëw nga wax ma sa problème mais bu dee wàllu politique la page est tournée àndoog ñun demal nga ànd ka nga àndal te jëmee témoin musuma ne Macky Sall yow la àndal boobu maa ngi sama couleur PDS di ko doxal ma ne nag léegi parti boobu laa génne ñëw ba ci kanam moom naa oo Aliou Badji Cissé téléphone mu ne maa ngi nii dem yoonu Ndar mais samedi nañ tase permanence ba ma ne ko ñaari permanence la am ban la ci mu ne bii nekk ci wetu armée catholique yi ma fekk ko fa jour boobu laa def déclaration defuma déclaration au nom du syndicat personnellement laa wax góor xum maa ngi APR. boobu tey yaa ngi APR. ba léegi nag maa ngi APR waaye sama APR tamit am na njariñ amul njariñ li tax ma ne am na njariñ amul njariñ nit du ma laaj sama xalaat te ñu bari mere nañ ma parce que moi je fais du syndicat li ma soxla état ko yore may wax état li ma bëgg ñu tudd ma opposition ma nangu ko aussi. c'est-à-dire yow da nga nekk politicien di jàppale président. waaw et pourtant d'une certaine. sama njaboot muy acteur routier yi la ñuy soxla ci ëpp bu état ko yore. kon yow waroo woon nekk politique. non politique wu ma dama ne citoyen boo gis man li ma mënul dégg mooy société civile damay dégg naa ñun société civile te bu élection yi tey nga jël sa carte de vote ba pare nga ne man aw ma parti mais koo woteel kay sa parti la. mais est-ce que du problème tamit Gora yow nga nekk même bu fekkee politique loo. waaw yaa ngi biir APR am carte APR. waaw léegi benn côté boo waxee ne sama njaboot soxla na nangam. waaw waa APR ne yaa ngi ñu yàqal. boo waxul tamit sa njaboot gi ne yow waxaloo ñu. damay wax sax ndax waxama yóbbul ba PDS dàq ma. gis nga bu doon bu njaboot gi nekk sama ginnaaw
Abdoulaye Wade du ma xam bu loolu njaboot gi nekk sama ginnaaw Macky Sall du ma xam. est-ce que position bii nga am nii mooy position mën naa ko man sama xalaat mooy position genre tëddee njaaxaandaay bi nga nekkee. waaw est-ce que leer na ci xalaatu monsieur le président de la République est-ce que nangul na la ko au fond. Macky Sall recevoir na ma lenn la wax rek lu ma miti ba fi nekk damaa miti nee na ma bokk nga ci ñi wax a wax ba ma falu nungul naa la ko waaye di nga bokk ci ñi wax ba ma follee ko loolu ak ma miti. dina compliqué nag. dina xam ne tax Gora Khouma dañ ko war a xoolee Gora Khouma c'est un syndicaliste man sama acteur moo ma gënal lépp sama waa kër yi les acteurs là moo ma gënal lépp ci ñoom laay défendre de ku bëgg a jubóog man nag lépp lu may laaj ba mu def lépp tamit def ci la nga mën. mais est-ce que il ne serait pas plus facile monsieur Khouma. waaw nga bañ a bokk benn parti. non non yow dégg nga déglu ma dama ne man damaa wuute ak ñi naa amuñu parti. ok xam nga tax société civile laa man aw ma parti ñun bokkuñu ci benn parti dama ko gëmut te ku ko wax damay wax ne ma koo dëgg comme bu élection jotee nga rang dem jël bulletin def ci enveloppe wote kon nga woteel kan nga àndal voilà nit ñi dañuy wax li nekk ci ñoom man aw ma parti xam nga am parti ak politique bokkul def politique bokkul ba Gora Khouma dafa am parti mais Gora Khouma n'est pas politicien du ma dem meeting du ma dem tournée du ma def dara mais tey bu ñu doon ne wotee APR laay woteel. da nga wax xam nga su ma bàyyee APR balaa way élection laa koy bàyyi mais man lu ma bokk bu jotee moom laay def. est-ce que li nga wax bu ma demee ba mënuma laa woteel damay bàyyi. mais du ma ci des di def contraire. société civile mooy lan société ñun bokkuñ ci benn parti bokkuñ ci benn parti bokkuñ sànqal nit ñi bokkuñ ci parti te bu élection yi tax nga ñoom ñëpp ñu rang. da nga wax sànq ne CNTS dafa affilié Boumadiene Diop dafa. à l'époque voilà au PS. voilà est-ce que aujourd'hui suñu waaw participation responsable la. très bien mais est-ce que suñu époque Madiagne kii. moo di giro non yow. waaw Gora Khouma. waaw n'est pas dans cette même situation que Madiagne Diop ak CNTS ni ñu meloon ci PS est-ce que meloon noonu tey ci APR. non genre affilié wala nga am. déedéet bu ma meloon noonu ci APR. kon kay xanaa président buy ñëw tey Mbëbës ma am invitation. lu tax demuloo. invité wuñ ma bu fekkoon ne damaa defoon participation responsable man ak ñoom. xanaa président buy ñëw ba nag fi ma dëkk ma am invitation. en tant que responsable de transport. aw ma invitation. déw ma yónneew ma kon kay participation responsable amul foofu dama ne li ëpp ci activité Gora Khouma 95% activité syndicale la. yow wax nga léegi ne Kër Massar APR yi candidats yi organisation mooy problème bi lan nga wundu ci loolu lan nga. xam nga tax ma wax loolu. bu ñu nee Moussa Mbengue candidat la Assome Diatta candidat la Diomou sax am na yeneen candidat comme ñoom ñoo bokk parti yaakaar naa ne benn voix la war a doon benn voix la war a doon loolu bu ñu ko defee moo leen ci mën a génne dama ko chaque jour ñi même ñi nekk ci opposition tamit buñ dispersé tamit duñ bëgg duñ ko am ñu nekk au pouvoir tamit buñ dispersé duñ bëgg duñ ko am. kan mooy jiite mbooloo moom bu ñu àndee kan mooy jiite. waaw xam nga loolu bu ak concertation profonde amee ci lay dem ba trouver terrain d'entente mais xam nga li gën a bon mooy kenn ku ne di sànni sa borom ay xeer ça c'est mauvais te buñ paree kenn ku nekk Macky Sall laa def na la di dem Mbëbës ñoom ñëpp kenn ku nekk ngay bëgg a wan Macky Sall nag man maa yore fii kon nag vraiment force yooyu war nañ ko mën a boole kenn di wax ci ñoom te loolu mën naa bañ a feeñ mais bu ñu ko di ko waxtaan mën nañoo dem ba am benn candidat unique boo xam ne bii c'est au nom de APR ba boo ko Benno Bokk Yaakaar. Benno Bokk Yaakaar sax man waxuma ay waxam. li ñuy wax naan man APR laa wax ma bokk bi Benno Bokk Yaakaar. à part APR kan moo fi amoon doole. Sonko. Sonko am na Sonko Kër Massar gi Sonko. waaw am pagaay. APR duñ ko wax la politicien duñ ko wax mais Sonko fii am pagaay. ak kan. ah Sonko da laa xam ne moom fi majoritaire à part parti bii Sonko ñoo fi am. Ousmane Sonko laa la wax. waaw am nañ doole. waaw. d'accord am nañ fi doole de. ah. maa ko wax te nit du ko dindi. maanaam bu waa APR négligé loolu. bu ko avis man nag man mi ko wax xëccoo ma maire xëccoo ma conseil xëccoo ma planton. man syndicat kese la te syndicat tant que maa ngi def syndicat kese laay def su ma bàyyee syndicat nag intérêt su politique di xëccoo ñëpp mais fi mu nekk nii dama ne Sonko am na fi doole de. d'accord léegi. voilà est-ce que ma am na loolu xam ne duñ ko wax nag nga politicien du dem ci kilifa ga danaa rek Kër Massar maa ko moom. loolu nag dafa garaaw nga Kër Massar maa ko moom erreur la. Kër Massar maa ko moom erreur la ambition day am mais yaakaar naa Macky Sall aussi war naa régler këram ndax bu amee ñaari leader warul bàyyi ñoom ñaari leader yëpp ñu ànd dem
war naa peut-être politicien la mën naa dem bàyyi xool ba xam ku ci ëpp doole mu bàyyi gars yi ci terrain bi kenn ku nekk xëccoo yooyu damaa nekk loolu leen observé mais ci virage bu jeexee dina ne bàyyil kii mu dem man loolu jàpp naa bu dee bëgg na boppam mais wuru bàyyi ñaari candidat ñaari kuy du mbokk balka kon ñoom ñëpp am nañu ambition na kenn ku bëri wane sa doole man d'accord naa ke loola keneen tamit noonu keneen noonu madame le ministre Assome Diatta waaw ak Moustapha Mbengue honorable député maire de Keur Massar ñoom ñaar kan la sa soutien gën a rek en tant que Gora Khouma personnellement waaw xam nga tey bu ma nee Moustapha Mbengue la dafay tekki ne man éliminé naa complètement Assome Diatta ak ku ànd ak moom te loolu du sama rôle mais dama ne Moustapha Mbengue moo nekk le maire actuel ñu ngi liggéey ñu ne baax na ñu ne baaxut mais kii aussi nekkul maire ñu ngi def ay action parallèle ñu ne kii baax na ñeneen ñi ne kii baaxut mais bu si egsee ci moment bi boo xam ne bii Gora Khouma dina mën a jël kàddu wax lépp moment n'est pas favorable pour man n'est pas promis pour ma tey ji ma wax la ne je suis pour les deux mais au final la ma koy soxla du ma ci juum xam nga du ma ci juum lii ci ëpp doole muy président de la République la président moo war a xool ci ñaari ñooñu bu ñëwee ci village ba mu ne kat Assome ñun ñëpp ñu ànd ceeg Assome ou bien Moussa la ñun ñëpp ànd ceeg Moussa foofu moo gën mën a kii laa àndal borom réew mi waxumul ki ma àndal man lu sama yoon ci ku ma àndal. est-ce que d'accord nañu ne mi ngi liggéey. mu ngi liggéey kay. mi ngi li muy def kon yow bokkoo ci ñi wax. non xam nga fan laay xamee ne liggéeyul bu ñëwee ci élection ñu sanctionné ko. kon nga ne liggéeyul doon. waaw moo xam ne liggéeyul soo ko wax ne liggéeyul woon. waaw parce que xam nga nit léeg-léeg moo xam syndicat la moo xam daayira la moo xam lu ma doon da nga yore benn poste ay nit ñëw na la doo dara nga dem élection gagné. d'accord léegi lan ngay xalaat ne tey ëllëg bu ko maire comme Keur Massar day nekk département bu ko maire bu bees bi faloo incha allah bon ñu ngi ñaanal ñëpp ku ci nekk soo sëg ak yàlla la yàlla jàppale lan nga xalaat ne lan mooy seen xaar seen attente par rapport ak gare routière bu Keur Massar bi de la part du prochain maire de Keur Massar. muy gare routière moderne boo xam ne bii dina mën a servir toutes les lignes. nga xam ne Keur Massar ku fi dëkk ak foo mën a bëgg a dem ci Sénégal boo ñëwee fekk fa otam boo xam Pikine ngay dem di nga ñëw fekk otam Guédiawaye ngay dem di nga fekk otam Thiès nga jëm di nga fekk otam Ziguinchor nga jëm di nga fekk otam Niakhar bu yëpp di nga fekk otam toutes les lignes seront ouvertes. bu nekk genre destination nationale. nationale et internationale même. comme ni boobu. c'est ça le problème voilà xam nga boo maraîcher dafa leneen moo fi amul moo tax ñu def ko fi mais gis nga Keur Massar dafa war am gare routière moderne. Guédiawaye war na ko am parce que ña dëkk Guédiawaye mu ñëw jóge Guédiawaye ñëw ba Baux Maraîchers c'est pas normal lii waruñu la porter préjudice ku dëkk Keur Massar waru ko bàyyi muy jël taxi ba Baux Maraîchers da ngaa war a créer même infrastructure bi waaw. notable nga fa certainement kilifa nga fa est-ce que ñu ngi xaar Gora Khouma mu nekk représentant Niakoulrab wala bu ëllëg Niakoulrab bu nekkoon commune mu nekk fa monsieur le maire genre bu dugg ci politique. du ma fa doon dara comme fii du ma fi doon tous man tant que maa ngi uyoo secrétaire général. du ma doon délégué de quartier du ma doon chef de village du ma doon imam du ma doon conseiller du ma doon lenn rek laay doon secrétaire général bis boo ko bàyyee def parce que li tax bëgguma dugg ci loolu lépp ñi ma boot te ñëpp bokk ci te yaakaar ma te parti yëpp bokk ci dara yëpp bokk ci moo tax bëgguma fësal ne ma lii laa doon dama bëgg rek li mu fale rek ma nekk ci bis bu deñee nag ma am sama liberté nag. âge limite am na. en tant que secrétaire général au syndicat âge limite comme âge de retraite est-ce que am na. non ay retraité ñoo ko def man mii koy retraité naa bu yàgg. d'accord maanaam âge limite kon. waaw xam nga damay wax chaque jour daanaka wax bi may nekk PDS ñu mën a. retraite en tant que. non man problème de mandat non xam nga. voilà loolu la dama ne syndicat amul limite de mandat. non je veux dire âge limite c'est-à-dire bi ñu ne yaa ngi am retraite 60 ans la ñu ne la par exemple âge limite pour nekk syndicat. waaw non xam nga le secteur est informel mais secteur formel yi foofu la kooku di amee retraite am. les entreprises les syndicats d'entreprise entreprise boo xam ne bi yow fa nga syndicat boo demee retraite bokkutoo dañ lay remplacer parce que en activité lañ soxla mais secteur bii c'est un secteur informel gis nga problème mandat yi dama koy wax bi ma nekk ci Abdoulaye Wade daan naa ko wax gis nga man bi ñu may dàq man boo man conseiller laa woon conseil économique social la woon bañ ma dàqee avant man maa jël sama oto dem yóbbu ko ne leen am nañ seen oto man musuma d'accord ci mandat limite mandat d'accord ma ci wax naa ko ci Ablaye Wade ba ma def Ablaye Wade dama ne man d'accord ma ko ne Ablaye Wade ñaari mandat nga war am ñetti mandat nga war bon d'accord ma ci fukki mandat sax léeg-léeg du doy léeg-léeg benn mandat day ëpp ci nit ki gis nga
waruñu ne rek ñaari mandat nga war am non benn mandat léeg-léeg day ëpp. bu ñu ñëwee ci biir syndicat bi tey fii Kër Massar garage bi comme yaay président bi. waaw. lan nga fay jànkuwanteel comme ay jafe-jafe te nga bëgg monsieur le président. di lijjanti ko mu gaaw. waaw xoolal gaaru ceeb bi toll nii amul toilette te pourtant ñun am nañu xaalis bu tabaxi toilette mais amuñu place bu ñu ko tabaxee. mais kooku du yéen a ko war a defar seen si amu leen kees. non déggoo ma ne am nañu moyens yi laa wax. waaw ñu koy tabax. mais fu ñu ko def lañ amut. amu leen mën leen pousse ñaar ñetti oto tabax. non amuñu autorisation boobu. amu leen autorisation. waaw amuñu autorisation boobu. mairie moo ko res wala état. non eaux et forêt. eaux et forêt ñoo leen ko eaux et forêt moom moo ne dañ leen a jox. mais ñun duñu nangu ko tabax tant que déclassé wuñ ko duñ ko nangu. amul provisoire mënuñ leen may. non dégg nga dama ne ñun on a tout fait loolu nag peut-être occasion la ak interview bi ba autorité xam ne ay bi fu ñu nekk war nañu am toilette. lumière duy fa lumière dafa am ak néew ci daral ba la doon dem ñu ñaan lampe ci benn poto. ok te da sécurité gaar boo xam ne bi lu ma juróom-benn téeméeri oto dafa départ par jour donc c'est du monde la ay population la ñu war nañ leen sécuriser. ak problème sanitaire. boo dee fi nekk nii dañu jëlee équipe teg pour sàcc yi. xay su guddeeg bëccëg siif nit ñi boo dee ci arrêt yi ay nit la ñuy jël di leen fay pour ñu sauver nit ñi te du terewul dañuy jàpp mais léegi dañuy échappé bu ñu la gisul ñu xam ñu dugg ci oto yi topp client yi. bu ñu ko mënul def dara ci buntu ba ak environnement bi ñu dugg oto dañuy wax ne client bi mootul borom waa jëlee waaw. ci sa liggéey ban incident nga mës a am loo xam ne maanaam déception nga dem ba ne man banaa bàyyi naa syndicat ndax li ma diw def wala li ma daj wala li ma dégg. waaw bu doon loolu rek bàyyi naa bu yàgg ndax xam nga ci téeméeri intervention ngay defal nit mu di la tàcc benn échoué mën a doo dara loolu c'est décourageant ci syndicat yëpp nag la ñoom moo mel noonu du man rek. maanaam parce que nit ñi ñoom lañ xam mooy toujours le bonheur jamais le malheur beneen bi mooy li tax sama gën a bañ muy le ministre actuel Faye nu mu tudd le ministre des transports mooy maa ngi ko mere ba mënul a tudd tur bi Goro Macky Sall bu mu tudd Mansour Faye li mu def jaral ma sax ma bàyyi syndicat. yaa ngi koy attaqué de. xam nga tax